Bon. Oh, really nice name. Te xoolal ti. Fu. Lii nice na di. Ak cushion yi. Oh, lii details yi sax nice. Xoolal maa ngi waxtu sax. Mu ne ko maa ngi waxtu sister. Maa ngi waxtu. Ne seen lal yi dañ nice maa ngi waxtu. Ne seen seen toog yi. Lii ñaata la ni? Gis nga fii daal yomb la. Waaw fi ngeen nekkoon ba tey yéen am fa. Ceeñu leen ba tey. Macha allah ba ma jënoon lal ba ma jënoon tamit. Loolu suma xarit bi sax maa ngi ko doon wax waaye muy dafa am fu moo seet xëy na tam moom dina fi jaar. Xoolal flower baas yi xoolal lii tamit comme suma bos bi ma jënoon rek. Dafa rey Fatima daal man meer bee am cafka moo ma jaaxal. Meer bee mun a taana. Ah ok whoops. Hello. Cousin. Ci loo nekk. Waaw borom la dis borom baat de bango. Thank you maa ngi nii rek. Yàlla tere yow suma cousin nga. Maa ngi nii suma bitiki yaayu Fatima Trading Kairaba Avenue. La bagasi Fatima de loolu amut xam nga lu tax Fatima am na lali 75,000 xam nga Fatima soo fayee léegi 75,000 jëndal lal mu deliver la ko boo jëlee bu 200,000 mu deliver ko immediately moom du la dee wax ne xaaral next week mu ñëw o 1 month time o 3 months time moo amul loolu moom instant ya déedéet tik for tag la advance payment dafa xeewi si Fatima du ko dee def xamul loolu sax mais bi tam nga yëpp bari shopping center fii kon ñëwal ñu xool fii di fi am lal de cousin fii foog nga am fi lal tey aca ñëwal Kairaba Avenue rek la ilaa tugi naay si buga dee la hawla wala quwwata suma cousin baa ngee ñëw xam naa bu ñëwee rek mu ngoog ma ngi doon xool ma ne fii mënut a réer. da nga réer fii mënut a réer fii dafa réer fet Kairaba Avenue kër Mrs Ndaw a ngi nii fii fan la ni émission xaw ma naka waaw exactly opposite la jumaa bi Fatima fen du réer anti Fatima bu moom building yi fa na macha allah bu suma yaay bu ko catu dafa liggéey donc suma yaay bu ko catu maaleykum salaam jaaba rek borom badde gal bi laa ko mu ne ma moom fii maam fi mu ne ma ne fii dégg naa bagage seero fi nekk mu ne ma ne fii dara seero fi mais bare instant delivery amul fayal 5 months ñëw déedéet dañ laa ngay affaire yi ñu indil la fii amul fii kenn du fi fay naan fay naa nes moom laa ko jotee ka container bi am problème Fatima macha allah nag wut macha allah nag wut suma yaa ngi nii asalaamaaleykum alhamdulilah moom fi rek alhamdulilah waaw la boo kooloon di la gossip bi ba ko dégg naa dafa seer mu ne ma ne amut mu ne ma ne fii loo fa yóbbu ñu jaay la mu ne ma ba pare buñ la jaayee di lival la amut fayal 5 months dina mu fi ba nga xaar wani yéen nga ba xaar naan container dafa am problème waaw su ko defee ñu naan container bi network yi moo baaxoon mbaa géej bi dafa saaraan loolu amu si Fatima ñu da ngaa fay rek ñu deliver la waaw macha allah xoolal lal bi xoolal li yow miy wàcc xoolal wardrobe bi rek xoolal li man lii la man xam nga lu xew et puis mais bee mun a taana mais bi fa dem ba tooki jógee tooki mu jàlla dem India jógee India dem ba ay Bangkok mais bi amu tooki rek de amu ceeñ rek kii dafa traversé va et vient lay def meer bee garaaw waaw ko gis bagage yi li ma la wax ngi nii li ma la wax ni foog nga ceeñ maa ñëw si meer bi de waaw gis nga xoolal details si wéy gis bokk si oh my god this is beautiful waaw dëgër na tam gis nga ko waaye yéen a saa nag nga ñëw xamal sa bopp di dégg ko si outside it doesn't make sense ñëwuloo to make sure of it doo xam anti Fatima dégg la man kay génn naa si wax yow génn naa si suma bos génn naa si génne suma bos le parti yambe so dama ñëwoon sa biir pour taxaw kii man fortunité ndeke moom mu ngi woon fii nii ma ne ko dégg naa dafa seet mu ne ma kaay nga gis ma ko tegal sa baaraam maa ngi yéen gis boo ko si dégg la oh really dégg loolu xanaa lii laax la lii laax bu ànd ak soow piir la ba am la 8 doses
ñu ngi ko am fii ci Fatima training nga baax na kon maa ngi daw dem ñaa kii mais dafa nekk di lekk xaalis nit ñi rek nii because dafa xëy rek di créer man dem naa waaye quality is above all gis nga nag dafa am fu ñu war a ubbi. yow mi de soo yàlla. waaw koo xam ne mos naa jënd Fatima Touré na dañ cee receipt am dañ cee dem seen receipt yi de parce que surprise lañ leen. loolu nar giveaway mos naa jënd Fatima Touré. waaw dañ laa may surprise. buy one ak nangam dañ laa may surprise moom du wax mag la. waaw du wax sutura rek la. koo xam ne mos ngaa jënd Fatima Touré. dama nga ut sa receipt yi denca buñ paree rek def ko ci air bi. ba ma jëndoon laa si ya dinaa ko uti ji mu laa denca ak table ba console bi yëpp laa denca ak yu ndaw bi sa dama ko denca dara bi yéen ko jërëjëf waay inshallah waaw baax na waaw baax na jërëjëf waay baax na Sidu. Welcome back to Basic. Welcome back to the reality of the Gambia. As I said, I'm born to represent the United States of Africa, born to represent the entrepreneurs in the Gambia. As we simply said, we are born to represent red, white, blue, white, green for the Gambia today. And for Africa tomorrow, we stand, we strive, we work and pray that all may live in big unity, freedom, peace each and every day. Let's justice guide and drive our actions towards our brotherhood. So there today, it is all about Fatima Training right in the Gambia. One of the largest, one of the best furniture center right in the Gambia. Simply the way, right a moment. Well, before I go further, I would love to tell you that Fatima is one of the best women business center right in the Gambia, the smiling coast of Africa. So simply the way, she is located in Pipeline, just opposite the Pipeline Mosque right. So right at the moment, this is the Kairava Avenue highway right at the moment. So simply the way, if you want to buy stuff is here, they are having their own wave, own bank account. So right, call up this number. They are the best at a rest in the Gambia. One of the best bed in the country, one of the best sit in the country. Your furniture, you want to live comfort with your wife, you want to live comfort with your family, right? Call Fatima. Comfort with Fatima, right? She's the best among the rest in the Gambia, the smiling coast. Papachi, well before I go further, I would love to extend my greetings to England, Finland, Netherlands, Holland, Norway, Germany, African diasporas out there. It is time to repatriate to the motherland. She left America, she left the US for the Gambia, and she become one of the best businesswomen in the country, across the country. Fatima Jarama. Let's call her Fatima, and then we support a Gambian woman who she is doing best among the rest. So right at the moment, so we get to go best among the rest. Teyombale right in the Gambia. Call them Fatima. No, let you meet and take Fatima right at the moment. That's the fans down there. So name Agasibir, and then we will meet Fatima right. Assalamu alaikum rahmatullah. Majinu nañ la bu bahaba. Lower like your regards to the folk corner of the world, and then tell us a little bit about Fatima, right? Fatima Training, and tell us where Fatima Training is located in the country. Yeah, thank you very much, Lucky. Yeah, and nice Gambia. yeah, As we usually say it, Fatima Trading is located on 52 Karaba Avenue. yeah. Along the Karaba Avenue, going towards traffic light. Traffic light, Yeah, voice. just not far from Pipeline Mosque. Yeah, Yeah, we are here as usual, giving the Gambians the best in furniture in town, that I can say. yeah. And then prices also are reasonable. Reasonable. Yeah. Yes. Prices So also can you are tell us a reasonable. little bit about Fatima, because she travel a lot. She been to US, been to Europe, been to China, but she left all those for the Gambia, right? Can you tell us a little bit about Fatima? Yes, as I said before in the previous videos and whatsoever, she started from a long way. She started like selling how to call it, small fish, small petty tradings, like taking them from Gambia to America, Europe, and so forth and so on. But then she got the chance to stay there and work. Yeah, But then she said, I have to come back for the Gambia. to the Gambia to work
and then the little thing I get, I share with my Gambian people, and that's how we operate in Fatima Trading. The little thing we have, little profit and whatsoever we have, we share it with our Gambian people. Gambian people. Yeah. So what would be your advice to Gambian diasporas, African diaspora who traveled for so many years between Africa and Europe, to steady their mind and invest back to the motherland to employ more African youths? Yeah, as you rightly said, it's very important for them to come back and then give back to their people. Yes. Because it's very important. At least if you have an investment here, you can employ 2, 3, 4 people. At least those people also, they are feeding their families. Yes. At least you are contributing to the socio-economic development of the country. Exactly. And then so that's what C is doing. Yeah. Because at least we have number of staff, not only in the shop here, but also we have some gardens that are farms. Where also we employ people, and then they are working there in the farms. In the farms. Yeah. So it's like it's not that government can do everything. Everything for us. But we also, the citizens, we have to do our quota. We have to do our part to make sure the Gambia is in a high level. Is in the high level. Yes. Because the government cannot do everything. Yes, well, before we show them the unique and one of the best furnitures right in the country, the Gambia, I want us Gambian people to know that the profit that you guys are making here, you are giving it back to the community and also to the needies, and also it's going back to the hospital. Exactly. I want the Gambia to support Fatima. That's why I'm trying to mention this. You know what I mean? Can we talk about that a little bit before we move? If you go to the hospital, she went there and then she left her number there. That if patients come and then they don't have access or financially they are not strong, and then they want to go to certain operations or scanning or whatsoever, she's contacted. And then whatever we can do there, we do it. Wow. You go to the cemetery also, it's the same thing. There are people working there, but also she is doing her quota there also. To support them, and then to support also cleaning the cemetery and whatsoever. Yeah. So she's doing a lot of things in the country that is not even worth of mentioning. Yeah. Because if we are mentioning, it's like we are showing up. But as the questions goes, I want Gambians to I have to say it. Yes, because we want the Gambian, every Gambian to be part of it. Exactly. That's why we are saying it. So whoever buy furniture or a seat or a bed here, you are part of contributing by supporting the needies in the country. Exactly. Wow. Exactly. And then we have we have different prices. Yeah. It's up to the individual what you can afford or what you can get. Then wow, that's it. We are very, very reasonable. Yeah. So where these furnitures come from? Yeah, they're all from Turkey. Turkey. Yeah, they're all from Turkey. Then you can see beautiful furniture. This is a sofa set. Sofa set. Yeah, as you can see, we have different sofas with different prices and different, Different. Yeah. So this flower vase here, is all included. No, the flower vase is separate, but the center table and the couch are the same. They are all the same. They are all the same. Yeah. Wow. And then you have this one also. This one also is a very strong sofa. Very strong sofa. You can see, and the fabric also is very strong. Very unique. Yeah, very unique. What I love about it, this one is gold. Yeah. Gold color. And you can see. So what are your advice to the couples to rush and get it before? Yeah, they have to rush and come and get it. More or less, they are the newlywed couples. If you have this one, mashallah, everything is normal in the house. And also this one also goes with the I love the shape of it. Yeah. How they design it's so unique. It's so unique that and very comfortable. It will be very difficult to see it. Can you see us? Can you show us how comfortable? Yeah, you can see. Wow. Very comfortable, huh? As you see, Wow. And then you have the center table. The center table here also. Yeah. As we are telling our customers, very soon they will see a very big showroom from Fatima Trading, because we are planning. Yeah, we are planning. Wow, can you show us Fatima herself? We are planning. Where's Madam Fatima? Yes, this is Madam Fatima Trading. Yes. Madam Fatima Senghor Tambayang. Yeah. Come.
You are already in the four corners of the world. Can you intro yourself once again? My name is Fatou Senghor Tambajang, proprietor of Fatima Trading. Yes. Wow. So you are the one behind all these unique and beautiful furnitures in the country, which is not available. If you want to have the best, you can only visit Fatima. Can you tell us what is behind all this? You know, because Fatima knows taste. I have taste. I can choose, and I know what people want. You know what people want? Yes. Wow. Why do you left Europe? You left America. You left China. You chose the Gambia. Employ the Gambians. Because I'm a Gambian, and I want Gambia to go far. To grow far. To grow far. Yeah. Not to go down. Yeah. Yes. We have to support ourselves, support our people. It's better to support others. Other people outside. If you see, people are coming here, live in their own country and based in Gambia, because we support them and make business here and take their money back home. Because we don't support each other, we don't support Gambians. And it is not good for our It's economy. not good for our economy. Also, it's not good for us. It's not good for us. Can you tell them you are the best woman when it comes to business? No, I'm not the best. I'm just the business. I'm not the best woman of the year. Can we say? No, it was business woman of the year. It was in 2017. It was in 2017. Yeah, GCCI gave me the award. Wow. Yes. Mashallah. So well, before we go further, I want them to know that you are a Gambian, and unless it's really important for us to speak our own language when it comes to the Gambia. suñ olof njaay be suñ soose njaay bi yëpp mun nañ ko wax no problem waaw nañ ko laaka tuuti ñu xam waaw fii nag Lucky Chai suma boy waaw fii mooy Fatima Trading Kairaba Avenue waaw for the past 26 years ñu ngi on furniture moom kenn duñu ko jàngal xam nañ ko bu baax xam nañ li ñoo jaay xam nañ li quality li ñoo indi Fatima Trading nag bari na ñu bari ci biti soo waxee dafa cher fekk musuñ fee duga Gambian moo mel noonu li moo criticize on Gambian am du ko criticize gan gi préfère na mu jagal gan gi ba mu jakk mu jaay yóbbu dëkkaam mu downgrade ki nga xam ne on Gambian am la toujours ma dégg ko dafa cher waaye man suma boutique ku fi ñëw ak sa 70,000 di nga am lal man nag laajtew ma order laajtew ma advance ñëwal seet suma boutique loo bugga am naa suma warehouse foofu lay offload suma container am naa suma showroom boo ñëwee luñ la won ci suñ luñ la loo gisul ci boutique bi dinañ la ko won ci suñ tablet bi buñ la ko won xamal ne mu ngi ci suñ warehouse nga faytee ñu deliver la ëllëg fii mooy Fatima Trading amul advance ñu fixal la yëpp nga faytee léegi ëllëg ñu fixal la sa bagage amul advance al ñu order la ñun dañoo order suñ bagage indi teg nga ñëw dox dugg a gis li nga bëgg a jënd ñu jaay la dem fixal la ci saasi waaw Fatima daal noonu laa doxale laajtewut advance laajtewut dara fayal si saa si ñu dem posé la sa alal waaw nga jënda toogu ñu dem fixal la sa toogu dangaa ñëw weddi gis bokku ci am naa gëlëm nga gaanaar kenn du ko def am naa toogu am naa lal ñëwal di nga ko gis Fatima Trading mu ngi fi luñ la won ci tablet bi xamal ne mu ngi ci store bi luñ amul nag duñ la ko won luñ am nag dinañ la won ne mu ngi fii wala mu ngi ci store bi nga jënda ko tey ñu dem fixal la ko ëllëg wax pour ñu nekk ci seetaan ñu gaaw daw si because Lucky Chai fi mu dugg rek mooy loolu Lucky Chai ñi laa seetaan macha allah bari nañ te ñiy jënda ñëpp xam nañ ne li nga wax dëgg la lu leen Fatima Trading jaay ku dugga sa ne kontaan fii mooy dugga jag Fatima Trading mooy dugga jag waaw di nga kontaan di nga am sa choice di nga am sa choice di nga gis li nga jënda di nga taana am naa gële mu nga gaanaar boo demee fekk mu nekk xar du gërëm nag looy wax balaa caa kay nag boo gisee boo ñëwee dugga nga gis li nga bugg a jënda nga ne lii laa bugg a ñu de paakal la ci suñ moto yóbbul la ko tegal la sa nit ci saasi mooy Fatima Trading nga ñëwoon loo am bagage sa xeju fi magasin baa nga fees del macha allah li mun a xeej fii lañ toogu suñ toogu classique yaa ngi am nañ toogu yu yomba yale yu yomba la am nañ suñ classique yaa ngi ni xam nga ne lal yi moom du lali caaxaan nag xam nga ne lii du lali caaxaan lii xam nga ne jigéen buñ ko jëndal nga sey bedee very quality waaw quality na nekkul sunguf waaw du sunguf dangaa jël def sa néeg jabar ji du mer du fay du mer du fay du mus di xalaat ñibbi déedéet lii ko defal cabinet am kay sey bedee rek waaw bu ko deful ma door ko ba mu bugg a dee yëpp la set bi yëpp la li yëpp mooy bedroom set bi ak wardrobe bi yëpp everything
doo fi gis yëpp dafa àndaale ak toogu yi ni bii dafi ba si boppam la waaw So table lii nag ci la bokk si la bokk waaw ak lal ba ak lal ba yëpp ak mat la ba yëpp ca la bokk mën ngaa ñëwal lii la waaw bii li fi ni flag yi Gambia bi la bii tooki la bi tokki waaw fu nga dee jëlee bagage fi maa jëndee bagage parce que dama fa nekk member ok waaw member bii dama am association bu ma fa bokk in tooki in tokki waaw ok so mooy loolu mooy loolu waaw waaw lay li mooy Fatima Trading waaw te loo fi gis ta quality la quality la waaw no quantity garanti it's all quality quality boo ko xoolee sax di nga xam ne quality la ñoo jaay boy nañ duga mu ngi nii baax na mu ngi nii la ngay wardrobe gis sa wardrobe yaa ngi nii ah mu ngi nii de lii lu ko fay wow te yaatu na si biir everything is unique unique ñi xam Fatima Trading xam nañ ne Fatima Trading lu unique rek laa jaay du jaay lu late so lu nga jaay dafa ànd ak darab bi léegi-léegi nag suma yaram tàngee waaw bu jëndee rek ma may ko darab bu yaram bi tàngee waaye boo fekkee mu sedda nag dañ laa jaay sa la dem pooseel la nga jënda sa darab waaye boo fekkee yaram bi tànga dañ laa mayaale darab nga yóbbuwaale waaw Fatima Trading rek la am wala léegi-léeg nga jënda mu sakar ñu ne diir may la benn bedroom set nga jënda lu bari mu bari ne tir ñu may la kapet bu boy lal ci sa saal loolu ma cameraman bi am na lu mu gis de loolu lan la dressing table bi moo lal bi yëpp a ànda yëpp ci lal bi la bokk dooree ko fii so flower vase bi nag flower bi moom bosi boppam la boobu dañ ko rafetalee bitig bi rek pour bitig bi rafet rek xam nga Fatima Trading ci yii rek laa dunda dafa bëgg lu rafet moom la suma laas ñëw bi fii bu ma fi ñëwoon waaw da nga wax ne whatever that you see in the shop is available dafa am man lu amul duma ko jaay duma ko wax kenn li nga fi gis yëpp dafa am loo gis ci tablette bi mu ngi ca store ba luñ amul bëgguñ daal ngay ñëw dinaa la odal déposital Fatima du def loolu li ma am laa jaay mu ngi ci ground bi ku ñëw léegi jënda fay léegi ñu dem deliver la léegi lii yëpp si lal bi la bokk waaw lii yëpp si lal bi la bokk fii dafa xat sax moo tax doo gis mun a gis yëpp waaw doo mun a gis yëpp waaw doo mun a gis yëpp bi make-up table la make-up dressing table bi la waaw ba pare nag yëpp nag quantity bari na waaye quality dafa am de waaw quantity bari na waaye quality dafa am foo ko mun a gis Fatima Trading rek waaw fii rek nga ko mun a gisee waaw this is unique waaw dañ ko def rek ni pour rafetal bitig bi nii waaw lal bi moom bu ma duga siyee moom waaw man sax suma boppa dama comment man ne la yaa boy lal bi moom amu fen mu ngi nii de ci yi la sa yaay di dunda de waaw ci ak rido yu rafet nag lal bu nekk na am nañ rido bu ko maaj toogu bu nekk am nañ rido bu ko maaj magasin baa nga fees del ak rido mu ngi fees step mu nga fees step nañ gaaw kon right now my people you have to rush and call the number in the ending of the video te nañ xam nañ de Christmas a ngi ñëw de December ngi ci koona bi de waaw te yaram bi daf dee tànga de waaw nañ gaaw ñëw te weeri koor tam baa ngee ñëw weeri koor tam a ngee ñëw te foofu nga dee discount nag dinañ def de dinañ discount dinañ maye mooy Fatima Trading dinañ discount dinañ maye waaw masha Allah wana lal gaay lal bi nii moom lal bi de fii daal moom boo fi taana nga ne bi lee daaxa waaw man bii moom soo bii moom lanaa use moom da ngaa toog si kaw da ngaa toog xam nga léegi-léegi rek nga jógee si lal bi toog julli suba bugg a wirda nga ne xaaral ma toogagum si fii wirda wala nga bëgg a naan sa kofi teg sa table bu ndaw rek toog rek jël sa kofi di naan def ko monsieur madame rek ngeen toog di naan seen kofi waaw toog rek di naan di waxtaan masha Allah moom la fii Fatima rek waaw so yi daay rido yaa ngi nii rido yi nag lifin self bi ñu war a def rido yi ñu ngi ko liggéey pour mu ñëw rido yaa nga fees del ca store ba lii nga gis ne yëpp ay rido la lii yëpp ay rido lañ yëpp rido lañ ci fale yëpp rido lañ dangaa ñëw jënd rido bu ñëw nga ñëw bu la neexee nga jënd sa piis ñu ñëwal la so loolu leen nag si kaw yi ay décoration la ay alxuraan lañ ay ayatul kursi ang fi ay allahu muhammad ang fi yëpp ang fi turi yàlla yëpp ang fi waaw yëpp si Fatima Trading fii daal mooy duga jak Fatima Trading daal mooy duga jak dama si xam daal jigéen ju ci jëndal di nga sëy ba dee waaw fay amut mer amut ku bëgg ne sa néegi sëy ne na waaji ñëw rek ngeen ànda si mu jëndal waaw
waaw mun nañoo dem ba si kona bi fale bu ko am na loo xamante ne wane wuñ ko waa acca kañu dem yeah tey sa mère bi nga fi fekka waaw yaa booy laa fi fekka tey yaa booy nga fi fekka waaye dafa mel ni Kumba moom tey moom caméra tey Kumba moom dafa daw caméra bi tey yaa moo fi nekka waa léegi lan nga gisul loo bëgg a ma won la waaw waa bii nag bi mix and match la waaw xam nga léegi-léeg dangaa ñëwee yeneen faa waaw su nit ñi ñëwee nii waaw yow nga ñëwee nii léegi gis nga benn seta bi am nga set la nii am nga different colors am nga fi brown am nga si mix color bi am si light green batul green loo rido boo takka sa néeg rek am na bu mu ko maajal te yaa ko amee si bitik bi mu ngi nii yaa ngi janoo moom mu ngi nii boo ko jëndee léegi ñu yóbbul la sa kër léegi ñun Fatima noonu la de dangaa jënd fay léegi ñu yóbbul la sa kër léegi amul xaaral be ñaari weer ñetti weer de déedéet dangaa jënd léegi ñu dem yóbbul nga jënd la léegi ñu dem pooseel la ñu ñooy Fatima Trading ñu noonu rek waaw so lal yaa ngoog yi darab yeeg yooyu la ngegeenaa yeeg darab yi yëpp a ngi fi amul boo fi ñëwee next week doo xamee su fekkee ñu indi rideau yeeg yëpp feesal ko benn fees daay ni sax fixe guñ daay ni table so matelas ni separate yii dañ ko war a yóbbu ci store bi waaw parce que dafa xat ok xam nga yaa ngi amee lal ak lifin bi naka tuddati sax mattress bi waaw da nga leen mën a jaay mattress without the bed xam nga nag mattress bu baax bariwu fi moo tax su may order suma lal yi number of lal yi ma order dama order le number of mattress yooyu su ko defee suma laa jaay lal jaayale la mattress nga xam ne doo jënda lal bu baax bi pare dem jënda fu yum fayang mattress nag moo tax dama laa jaay lal jaay la mattress ngay tëdda di olbatiku moytu sa fajar gi raw la waaw wala nga tardé dem liggéey masha Allah Fatima Trading waaw lan mooy sa wax bu mujjanteel tuddi foko li ma wax rek mooy li ma wax Gambien si mooy nañ leen xoolaat suñ boppa ñu seet suñ dëkk bi ak suñ population ni mu tuutee ñu seet gan yi niñ feesee di jaay li ñoo jaay kana koo jënda ñun Gambien si ñoo koo jënda benn der bu weex jëndut ñoom ñun si suñ boppa ñoo koo jënda ci ñoom so dafa mel ni ñun suñ boppa ñoo war a supportante ñun ñoo war a supportante waaye duñ ko def instead dañoo xeexante pour wax la dëgg bi di fact dañoo xeexante ñu weex ñi ñoom di ngay jaay seen jaay tene pat te di gën a fees ci dëkk bi saa yu ma dugg sa bitik waaw bëggee na Indian yi Chinese yi waaw Japanese yi waaw ñëpp waaw kaay defal ñu advertisement xamuñ ne nag man sa yaay la doo leen ko defal nañ toog seen dëkk waaw parce que nañ am seen dëkk parce que ñoom seen dëkk seen dëkk la ñoo toog la ñoo bàyyi ñëw suñ dëkk jël suñ business bi yëpp ñun Gambien si ñun ñooy jënda ñun Gambien si ñun ñooy jënda ñoom kenn dem ak suñ économie bi jël suñ xaalis yóbbu ko waaye ñun nag ñun ci ñun la waaw ba pare ñun dañoo employ suñ xam nga suma bitik yëpp koo fi gis yëpp Gambien la loolu dëgg bu wér ñoom nag xanaa ñu def la baara ngi ni ngay enu yu diisi yooyu lañ laa employé ñu waxoon le tuuti like dañoo mën a laaka suñu laaka soose bi na mandinga ko ngo ha nse try no mandinga ka ngo fana so do mandin fono yes okay mbading banding kol ali salamu alaikum tele mu fati sengo Tambajang muso Fatima Trading la preparator the CEO of Fatima Trading tele ka furniture wafi furniture better quality long lasting furniture ni ya sang longo sanji tang ite la rango chinga wala ite la si rango chinga wow ni la andu te advance ni kala de ni nata i lafta mi ngomina abejang li lafta fe ngom fenna ni yaje bi ni yaje bi jobi so lungo nsa deliver mammin soto nta fole ko nga soto ngamin soto mbe wole tandi tablet o nga tablet o soto ja parce que dula de tetale mbuka fengol be display no bari abebe tablet to yemi ngomin je tablet to alon ko abena store kono ni ko ni lafta nyinna yaajo lo ngamuto nati ngata store to nga dundije nga samba nga fixe amantani na soto de kari fula kari saba soto but aman soto Fatima Abidjan already minti janta fola mimbi ja anu mumbi ye fana ni la rongosa comme ni ba order renke kay ka fula de order killing na bar na siyata fasi ata fula abanta ni asang rek adam abeda malbulu kew mbuka la fi asobila man la fi asobi ko wala ani
di Gambia do yatale man la fi du ngo bu yedu yelaran kilingo jeje man la fi wol di same sirango di same rido nte buka woke wodon je Fatima Doro ne yo ko jeje no do jandoro kiling fula abanta hani be million joja ikonye naka kumala larango lafta ko hani abanta wo kiling abanta de ate fula njango soto wala sabanyo ata soto la wayay masha Allah so hani lafta fa ngajola ngadung jola kan usange na ko jola naka badi ngay jola kasume ke kata bolu ko kubo nje Fatima Trading Fatou Senghor Tambajang babe bitiga yeta Fatima Trading umamang bachacha bu jo Fatima Trading umamang sirangay jo Fatima Trading bajunkuta jo Fatima Trading panu baj wajake uchanam jar naka buko rabia pani seni elalangiya CMD ana bajuto CMD pani deliver manko fixi pe lemo famo ngadu fulak ngo fana jarama ñine mu Fatima Trading bi leg ba tay ba be tele tere bi mom amul fet bi mom non bi mom foog naa ne ci jaay ba ñu emal ko bala ma duga ci njaago bi tam jago bi sa war nga ko try ak soninke baax na kumba ngi ni di daw kumba lay daw kumba waxal li nga xam ci Fatima Trading na yotam nak ba nañ ko jox mic bi mu acha waxal tuuti kumba nañ wax tuuti rek nañ waaw di leen reyal bo ñëwee kumba wala ak aduna bi aduna maa ngi lay nuyu aduna wër ngeen képp maa ngi naan salaamaaleykum di leen jox seen wàccuwaay di sant yàlla bu baax a baax doolu liñ ko santoon ba ngeen duggaat fi waa Gambia waa aduna wër ngeen képp sax maa ngi leen di woo ci Fatima Trading Angleterre dëkk boo xalaat rek Fatima Trading daal na woon fa woon xeetu baax yiñ daan am gis nga suñu lal yi rideau yi darab du dara gis nga toogu yi lii Fatima Trading rek nga ko mën a amee te loo am yow kenn naa koy am keneen du ko amaat doo am Fatima Trading daal mooy waaye defal yàlla waaw seer na gars yi dugguñu waaye ku fi dugg di nga xam ne seerut bagage 70,000 nga am lal ba pare suñu lal yi garanti na qualité na soo ci tëddee da ngay tëdd ba sonn ñu ngi ko jaay 200,000 ci bitiki waaw ci Indian yi 70,000 75,000 ak lu mu rafetee yëpp rafet nii ak lu mu dëgëree yëpp nga am lal yu baax ñu dem fi ñu wonal leen xoolal yi mën na ko xoolal yi yii xeetu baax lal fan la am xoolal ma lii rek xoolal ma lii fu mu am si Fatima Trading rek la am xoolal fi yàlla gis nga bunt bi xoolal glace bi lii mu nekk si sa néeg rek looy wax amuloo dara loo wax lii daal si Fatima Trading rek ko koy mun nga waa gaay jéegi waa jéeg ji moom kay yàgg naa leen di oo waaye maa ngi leen di oowaat ci décembre bii at bu ees bii jéeg ji bëgg lu baax ñëw leen Fatima Trading ma ne ko jéeg ji bëgg lu baax ñëw leen Fatima Trading ñuy ñaanal waa Europe yi nag ñu nekk out yëpp ñu leen di jox seen wàcce waaye di leen gërëm di leen sant di leen gërëm du ma waxte ñaanaluma ñu nekk out waaw ndax support bi yëpp macha allah li ëpp ñu nekk out wax dëggaane yàlla ñu ngi maa support ñu nekk out xamuñ ma musuñ maa gis waaye dañoo waxtaana man comme dañ ma mus a gis wala dañ ma xam di jënda suma ay bagage te ku ci jënda nag amul dara loo ci réccu gisuñ bagage waaye dañoo gis ma vidéo ne ma lal bi laa bëgg wala toogu bi ma jaay leen ko yóbbu leen ko ci seen kër yi te bu ñëwee dañoo kontaan léegi dañ nekk comme ay famille maa leen di ñaanal képp ku nekk diaspora ku nekk ci out maa laa ñaanal yàlla lafal la cat musal la ci seytaane musiba ak balaa ak seeni njaboot ñëpp di leen ñaanal yal na leen yàlla yokk jàmm bu rëy a rëy te di leen ñaan ne leen ñoom tamit buñ fàtte gannaaw nañ investi gannaaw bu ëllëgee buñ demee ba màgget bu ñëwee fekk fi seen ay kër fekk fi seen ay bagage parce que dëkki jàmbur tamit du dëkka waaye na di leen fa ñaanal fala seen jaama nekk yal na leen fa yàlla yokk jàmm ñi amul kayit di leen ñaanal képp ku amul kayit ak dëkka boo mun di nekk yal na la yàlla may kayit yàlla musal la si coy yi yàlla buñ la gis yàlla na buñ la jàpp yàlla musal leen ci prison musal leen ci feebar
yal na leen yàlla may lépp luñ fa bugg a ñoo ko xam yal na leen ko yàlla defal barke Seydina Muhammad rasulullah sallallahu alayhi wa sallam képp ku nekk out bàyyiwuma kenn maa ngi ñaanal ñëpp ñi feebar yal na leen yàlla may wér yal na leen yàlla may wér yal na yàlla teegi bépp a jàngoro ci képp ku feebar maa ngi ko ñaanal doomu aadama yëpp di ñaan nag àddina si yëpp yal nañ am jàmm àddina si yal na neexaat mais ni sukur lu nekk yomba di ñaanal Gambia Sénégal Turkey China London Angleterre foo xala àddina si yëpp daal Germany Sweden fo dëkk yëpp am naa fa Spain Holland fu nekk la am client di ñaanal ñëpp jàmm fu waay nekk de yal na la yàlla may jàmm yàlla may leen nag xaalis bu bari buñ mun a ñëw jëndee si Fatima Training ñu mun a ñëw jënd Fatima Training te waa Gambia nag waa àdduna wërngal këpp Fatima Training mu ngi leen amal si surprise waaw ñu ngi leen amal na surprise boo xam ne ko mu ngi ñëw nag maa ngi képp koo xam ne suma customer la depuis ñaata at bind naa sa tur dañ war a ubbi feneen fu gën a rëy incha allah rabbi bu boobaa képp koo xam ne suñ customer la mus naa jënda ci ñun amal nañ la surprise buñ paree dinañ la oo nga wax ko àddina bi yëpp ñu dégg ko moo gën jëndal so am nañ surprise bu suñ customer si de suñ customer si yoo xam ne mus nañoo jënda Fatima Trading ñoom ñëpp amal naa leen surprise bés bu boobu pare dañ ko moo gën de ñoom ñëpp ñu ngi binda seen tur yi kuñ ci fàtte nag indil ma sa receipt rek ne ma jaayoon nga su dee 10 years ago sax indil ma sa receipt waaw am nga surprise suñ paree daal ñoom ñëpp la ñoo oo te da yow la ñoo oo nga taxaw fi ñu dem ci télé bi radio bi yëpp ko xam ne mos nga jënd Fatima Trading indil ñu sa receipt rek ñu jox la sa surprise mu ñëwaat yow yaay ñëw rek Lucky Chai dafa sa forom saf jumbo kaani poobara limon lépp waaw mooy Lucky Chai comme advertise salut rek dara baaxut waaw nit ku baax la waaw ko advertise salut dara baaxut yow rek moo tax Chinese yi ñu ma yaakaar wax leen nag suma yaay mu ne bu ma advertise benn cincong waaw benn cincong ok jërëgeen jëf am naa nombre bi moom mu ngi si li bi di ngeen ko nombre bi waaw ok thank you so much ne dañu war a dem si lifin bi yëpp mu ngi fi so daanaka daal ñu ngi toog pour xaar benn customer pour mu ñëw moom tam mu wax leen tuuti nag si Fatima Trading so dematuñ thank you for watching. Hold it there.